salaamaaleykum mbokk yi salaamaaleykum askan bi salaamaaleykum internetu Dak Médina tey dañ demoon seeti benn nit bu spécial bu tudd Wagane Sène mu nekk un jeune très méritant mooy PDG wu Touba Belel Group Wagane ñu ngi lay nuyu na nga def. maa ngi leen di fay bu baax a baax. Wagane su la internet yi laajoon kenn ne la mais Wagane Sène kan la lan nga koy tontu. waaw asalaamaaleykum mbokku àdduna ñëpp gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonent bi sant suñuy waajur di ñaanal sama waajuru jigéen mu yàgg fi lool di ñaanal Cheikh Moustapha Mbacké Monsieur Abdoulaye Khadim Rasoul mu yàgg fi ndax mooy suñu buntu Serigne Touba dellu ñaanal suñu dëkkandoo yeex ñëpp muy waa Gibraltar Centenaire Médina pour ne pas citer pour di juum di delloo njukkal yéen ñi nga xam ne yéen a def seen choix ci man ñëw pour ñu waxtaanee Wagane Sène benn tout tànk la benn ndongo la bu dëkk Gibraltar fa la yaroo màggee fa créé société bu tudd Touba Belel Group yàgg na yàggul waaye c'est tout juste pour montrer aux jeunes Sénégalais qu'on peut réussir sans pour autant sortir de ce pays là mën nañu réussir sans pour autant génn loolu tax ñu samp lii. mais méritu Wagane Sène justement loolu la. parce que jamono bi ñu dal nii dañu yaakaar ne tekki ak tukki ñoo ànd yow nga def le contraire lan nga mën a expliquer nit ñi moo tax sa parcours demee noonu. waaw parce que dañu gis ne ñëpp ñoo bokk yam ñi fiy réussir gënuñu ñu réussirul mérite moo fi am mooy nit da ngay gis dara bëgg ko rayante ci te loo doonul taalibeem doo doon sëriñam. ñi ngi commencé ci transit import export ut ay bagages di jënd ak jaay mujj gi ñu créer société bi mujj gi def exportation des produits origine Sénégal je dis bien produits yu jóge Sénégal la ñuy jaay à l'extérieur mooy ut ay partenaires yoo xam dañuy jóge Chine wala ñu jóge Vietnam wala ñu jóge Maroc wala ñu jóge Turquie ñëw fii ñu ànd ak ñoom fexe forcer leen ñu jënd lu fi am ñu mettre ko en valeur yóbbu ko ñoom seeni dëkk. kon non seulement ñu ngi participer ci emploi des jeunes bi mos ñu ngi participer ci baykat yi jaay la ñu bay pour vendre aussi origine Sénégal ci conditions yu gën a mucc ayib daal. mais mu nekk lu extraordinaire mais damay dellu soit ci ginnaaw tuuti Touba Belel pourquoi nga tuddee ko Touba groupe bi nga tuddee ko Touba Belel fan la tur bi jógee lan moo tax nga choisir ce nom là proprement dit. waaw parce que ñun dañuy ay julit di ay mburit teg ci di taalibi Serigne Abdou Lahad Mbacké tey doomam di Serigne Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Abdou Lahad Khadim Rasoul di suñu buntu ci yoonu Serigne Touba te aussi ñu yar ñu ci jub ak jubal ak dëggal ndax ki nga xam ne mooy suñu kilifa lim ñu wax lim fi bind wàcc dafa leer fa kullu man baadara képp ku gaawtu waxta si xaar sa ndaw ilal xudaa jëm sa njub ak sarax da nga ne ko waxtal kibaar boo nekkee mag donc man fi léegi ay fukki at bu ñu yàlla may jàmm bëgg naa noppalu ñi fi nekk jël relève bi ñeneen nekk ci diriger liggéey bi mën na ci leneen ñoom ñu ne ci leneen loolu waral ñu ubbi yeneen pàcc parce que diriger ou bien gouverner c'est prévenir on ne va pas être aussi des directeurs ou des dirigeants non on va être des managers. mais la différence du sud pour nga wax ko ñun ñu xam lan mooy différence entre manager ak dirigeant. non comme ça nga mu ko wax nii il vient ñëw tegal la ay conditions ne la nii ngay liggéeyee ak nii sans pour autant déglu la un manager day dajale ñi mu bokk àndal di liggéey ku nekk wax xelam mu jël mu trouver consensus xool mu daje ñu defee ko noonu donte ne le dernier mot lui revient mais day déglu ñu muy liggéey ndool ndax jiital ay nit wala jiitu ay nit taxul nga gën leen jiitu ay nit taxul nga gën leen intelligent li banque oom bankul xel li banque oom bankul xel nit ñi bu ñu nangoo nga jiitu leen parce que yàllaa ko dogal mais ça ne veut pas dire que yaa leen ëpp xel ça ne veut pas dire que yaa leen gën a yeewu déedéet bu liggéey jotee da ngeen di teg lépp ci yoon mooy ngeen toog waxtaanee ko nañ ko def boo gis nañ ko waxtaanee moo ko jiitu nañ ko waxtaanee boobu nag moo indi lii ñu am tey mooy buñ la bàyyi woon nga dugg si te waxuñu la maay Wagane munoo xam kan mooy Wagane. effectivement ci biir société bi mais ça c'est très important gis naa ne loolu yow jox nga ko importance trop li ma bëgg laaj mooy yéen groupe bi yan filière noo ci am.
xam nga ouverture bi sax bi njëkk balaa loolu man damay nekk membre ci beneen entité bu bokkul ak yooyu yëpp. parce que man membre laa biir COPEGA. ok COPEGA lan la déjà. collectif des opérateurs exportateurs d'arachide. le président il s'appelle Habib Thiam. le secrétaire général Serif Assane. donc structure bu mag la boo xam ne daanaka lépp li nga xam ne lu aaju ci jàppale baykat dimbali baykat jàppale leen ba gerte gi mën a dem exporter ko dans les meilleures conditions tegu ci yoon kuréel googu ci loolu la nekk depuis des années kon tey kuréel googu jàppale na baykat bu ne ndax ku ci nekk ci ñun kuréel boobu nu mu mën toll am na dëkk boo xam ne yaa ngi leen dimbali ci jiw te bu jën jotee ak yaa ngi koy jënd ci prix bi gën lépp teg ko ci yoon ñu am jiit nag bi nga xam ne bu nee taxaw leen ñu taxaw bu nee dem leen ñu dem bu nee jëf leen ñu jëf yëpp mu teg ko ci collaboration bi mu am ak état du Sénégal ak ministère de l' agriculture ministère commerce intérieur ba nga xam ne lépp li nga xam ne dañ ko nar rek day tegu ci yoon daal foofu laa njëkk a bokk d' abord muy kuréel gu mag gi yëngu ci njëndum gerte ak njaayum gerte dimbali baykat ba loolu mën a jàppandil mbir mi pour ñu mën ko génnee ci réew mi waaw mais man sama encore une fois je veux savoir la structure Touba Belel Group lan ak lan la ñuy def dans la société. waaw Touba Belel Group bi njëkk mooy dinañ def import export. mooy li ngeen gis fii nii. ok daanaka lii gerte xott la. parce que nous Sénégal suñu exportation li ci ëpp Chine la. 3 ans wala 4 ans ci ginnaaw tere nañ ñu Vietnam. mooy port Haiphong gerte doot fa wàcc. kon léegi ñu ngi jëm Qingdao Zhengzheng Rizhao rarement Hampo bi dañ ko def uniquement pour mu jëm Europe. gerte gi gerte bi. waaw parce que bio la. ok kon ñu ngi koy essayé bu ñu ko réussir ren ñu ngi am nañu contrat Geneva bu jàllee Europe dinañ fa dugg ak doole kon. te loolu moo gënal état du Sénégal parce que dañ naan bu leen ut benn buntu ut leen buntu yu bëri. état nag ki ngi def li mu mën mi ngi jàpp. mais effectivement mënu ko. parce que gerte yi dafa amoon problème avec l'inflatoxine moom mos nañ ko on en parlait ba pratiquement xawoon nañu sax yàq turu gerte un peu partout la différence entre bii ak yenn gerte yi. waaw parce que c'est quoi bii déjà bio bi déjà buñ koy cultiver dañuy jël aflacévir yëpp def ko ci. pour diminuer taux bi parce que taux aflatoxine Europe 4 la. ok bu Chine mooy 20. kon li nga mën jaay Europe mënoo ko jaay Chine li ngay jaay Chine mënoo ko jaay Europe parce que qualité gerte gi. du benn. bii ci des lii sésame la. ok di nga koy bay aussi Sénégal. te war nañ leen mën a gën jàppale ñoom ñu gën liggéey parce que c'est demandé partout am na sésame blanc bi am na bigari bi am na tout venant bi. mais en fait différence bi ci la nekk. couleur yi dafa am bu weex moom la ñuy wax blanc. beneen dafa marron ñu koy wax bigari tout venant mooy bu jaxasoo. jaxasoo bi. nga xam ne mënoo ko seeg mais bu ñu paree am na soufflé am na non soufflé aussi. ok yëpp c'est ça dépend ci client bi li muy demandé. en général gerte bi ñu exporté vers la Chine ak un peu Maroc mooy bii mooy 73 bi ak 55 bi. ok on a wax arachide décortiqué bi parce que boo demee ci code douane dañ la arachide décortiqué wax la semence. wax la non décortiqué. semence mooy ñoom biñ jàpp bi nga xam moom la ñu war a béyee kon nag lu jiw ba jeexul jógu fa kon ñun ñoo war a sàmm jiw bi wàcc ko fi. bu fekkee ñu ko mais yële gerte nag ak yàlla ban différence la am ak yii mooy yi nga tim noonu vert. non ñoo yem échantillon yi même échantillon la c'est que ay pots yu ndaw la. pour mën ko wan nit ñi mooy gën a yomb. ok wane daal mooy gën a yomb wane. léegi ci biir groupe bi am ngeen transit am ngeen. agence de voyage Belel Travel Service. am ngeen. dirigé par madame Fatou Pen. voilà am na bergerie Abdoulaye Dia moo fa nekk ak Abdoulaye Diop ak Baara. bu dee ci transit bi am na Moussa Ba am na Sadibou am na Ramatoulaye am na ay Yacine ay jeunes daal ñoo fi nekk daan seen doole daal di liggéey ku ci nekk ne ci la war nga def ko. justement dafa am lu attirer son attention boo duggee ci société bi presque la quasi-totalité des gens ce sont des jeunes pourquoi ce choix là. waaw mooy li ma la wax da nga dellu si waat ci li ma wax sànq ñun dañu am repère ñun Sëriñ Tuubaa mooy suñu repère. Sëriñ Tuubaa mooy suñu royuwaay Sëriñ Tuubaa mooy suñu bunt ci lépp ci liggéey moom la ñuy xool ci jaamu yàlla moom la ñuy xool ci njàng moom la ñuy xool ci social moom la ñuy xool te Sëriñ Tuubaa dane wàcc xal kabira naa yu xiinu li saxir wàcc xal saxir naa yu xiinu li kabir xale na respecté mag yiram xale buñ demee ba dugg ci liggéey loolu day mën a ñàkk bu fa mag nekkee
faw bu defee naka su dul noonu doo mën a wax li nga bëgg a waxal doo ko mën def li nga bëgg a def ndax su boobaa teggin gi day ñëwaat ndax at yi mu am kon préféré liggéey ak ñoo xam ne yéen a bokk jamono bu wax jotee ñu waxante ko bu jëflante jotee ñu jëflante ko ànd continuer liggéey loolu benn choix bu ma def la man mooy mënuma liggéey ak koo xam ne dèjà yaa ma mag mooy ñuy liggéey ñëpp maa leen mag te ku ci nekk maa lay formé xool li nga mën ma xool li ma bëgg nga def ma formé la loolu ba yàlla may la ci bunt nga xarañ ci. Mais ça, c'est une originalité qu'on retrouve chez Wagan. Et malheureusement, c'est difficile de retrouver ça ailleurs. Donc, l'originalité, Bobo, fan nga jëlee cette philosophie-là? Ouais, parce qu'on m'a très tôt éduqué sur le travail. Man sama maam moo ma yar man ba may jàng école maa ngi bay ba may jàng école maa ngi witti mango di jaayi syndicat ba may jàng école maa ngi def ménage suñu kër balaa may jàngi pour sama maam ba may jàng école maa ngi dem marché pour sama maam kon dañ ma teel a yar ci nit bul dépendre ci dara lépp loo bëgg a fexeel ba am ci notion d'abord mooy li ma sànq loo doon taalibeem doo doon sëriñam muy njàng muy liggéey muy lépp ba ci xëccoo lépp lu yàlla di lépp lu liggéey di maye duma ko ñaan yàlla rus naa ko dama ko wuti. Dañuy dégg aussi Wagan ci le social lan moo lié ak le social là pourquoi ce choix? waaw moo dellu si waat si dama ne la mbir mënoo ko def te dunduloo ko xam boo dundee ñàkk bëgg dara war koo am mënoo ko am muur ne manque de moyen moo ko waral ñi ko mën duñ la ko defal yow boo ci tolloo def lañ la defoon kon da ngay mel ni ñoom àdduna nag boo koy liggéey da nga koy wane place su jëf kenn du ci wax lépp li ma télé woon man su ma gisee ku ko bëgg mu mën ko naa ko dimbali social bi nag dama ko njëkk a jubale ci néegu yàlla yi jàkk yi jumaa yi néew doole yi borom ordonnance yi ak ñi ma dëkkal nag ñëpp ndax li ma am moom mu néew mu bare ñi ma juddandool maa ko ndox ñoom ak fa ma dëkk mu néew mu bari maa ngi fexe ñu jot ci ku nekk jot ci li nga xam ne yi noonu la sama doole toll mënu ma nag satisfaire lépp mënu ma satisfaire ñëpp mais li ma am mu néew mu bari dinaa fexe ba fa ma juddoo woon mu doon metti ñu may tette ndax aussi dañ ma dimbali ndax daan naa génn di lekk yeneen kër yi di bokkal ak sama kër daan nañ fa naan daan nañ fa toog te du woon obligation kon yaatal googu ñu yaataloo ñun bu ñu màggee dañ leen war a delloo loolu delloo gi mooy tey lépp lu ñu am bokk ak ñoom loolu mooy fi nga njëkk dëkk ndax bay sa weewu tànk bu loolu weesoo ay jumaa yu nekk Yëmbal ay jumaa yu nekk Touba Sanoxo ay jumaa yu nekk Ndande Fall yëpp équipé naa leen ko may naa leen ay moquette ñii ay rajo moquette defal nañ leen daal loo xam ne loolu la ba ci service social police ba ci service social police dañ leen di assister aussi parce que ñoom ñoo tax ñun ñu nekk ci jàmm ñoom ñoo tax ñun ñu nekk ci jàmm ndax ñoom tey gannaaw yàlla ñoom ñooy assurer suñu sécurité te loolu c'est très important te tey ñooñu ñii seen doom ñii seen papa yi dee amatuñu ku leen jàppale ñun citoyens yi ñoo war a jóg dem jàppale ji ñooñu ndax bu dee 24 heures seen parents veillé lañ ko ci ñun loolu suñu droit la. Mais ça c'est de la reconnaissance et c'est pas évident parce que reconnaissance boobu nit ñi liñ ko am bëriwul vraiment ça peut-être loolu dafay dafa bokk aussi liy def originalité wu Wagan. waaw parce que mooy li ma wax man li ma ñàkkoon bëgguma gis ko ñàkk li ma am nag bëgg naa gis ñu ma ëppale fuuf li ma am bëgg naa gis ay nit li ma ëppale mais li ma ñàkkoon bëgguma gis koo xam ne day ñàkk dafa ñàkkoon li ma ñàkk kon tey lu ma mën taxaw rek naa taxaw. Justement dégg naa ne même jiw bi di nga ko lebal ay nit sans taux. waaw loolu moom wax dëgg neex yàlla boo demee Touba Sanoxo boo demee Sangine boo demee Ndande boo demee ay Njende côté boobu yëpp am na ay éléments yoo xam ne ñu ngi sillonné àll bi dañ lebal jiw parce que tey foofu lañ toll kenn tollootuñu fu ñuy maye nit xaalis dañ lay jox nga liggéey bu ñu la joxee amul intérêt amul dara dañ la koy lebal nga jiw boo paree nga delloo ñu. Justement su la neexee nga jaay ñu bu la neexee buñ jaay. loolu mooy nekk li nga xam ne encore une fois dafa nekk lu xaw a rare ci jamono bi toll nii lebele dara ci sans taux lebele dara te tegoo ci dara loolu jafe na et pourquoi encore ce choix là. non parce que tey koo fi bokkul directement bokk nga xam moom indirectement fii réew mi koo fi bokkul wax directement bokk nga xam moom indirectement
te dañu door a dépassé di xaar nit ci kaw ga ñëw di ñu ñaanti wala di ut si ndimbal exode rural moo war a jeex ñu jël suuf si joxe ko tracteurs yi ñu gaare ci ministères yi ñu génnee ko jox ko jeunes yi nit ñi reyante uti jiw dem bay waxuma la gerte mii gerte di dugub di mboq bu ko defee état 12 milliards yi mu ciy def yëpp mën naa ñàkk léegi bu ko joxoon nit ñi moom mën na génn subvention bi 12 milliards yooyu mu dugal ko biir Sonacos ko leneen ak leneen la ñuy joxe ci ba di ko subventionné baykat yi nañu bàyyi opérateurs yi financé baykat yi bu ñu paree baykat yi jaay leen ñoom ñu jaay waat Sonacos jaay waat ay waawoo ay coppe wala ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que boo ne Sonacos ne huileries yi bu état bi la mais yëpp ci bokk yem ñu bàyyi bailleurs yi jël jiw bi en charge état génnee ci loxoom boo ko defee 12 milliards yi ñuy wax ay 14 milliards doy leen di wàcc te sénégalais yi mën nañ ko ndax xam nañu njëriñu gerte te tey li ma lay wax ñun COPEGA dañ koy def ñi ngi lebal jiw ci àll bi bu dul jeex te tey bu état woowoon COPEGA ñu toog ak ñoom ñun mën nañu wàccee loolu majeure partie mën nañ ko wàccee parce que ku ci nekk dañ lay parrainé ay dëkk tey dañ naan Habib Thiam parrainé nañ ko exemple tey ba Niassène fa la dëkk Assane Fall parrainé nañ ko Touba Waly parrainé nañ ko Mbour Waagaan parrainé nañ ko fii Fara parrainé nañ ko fii Malick Sall parrainé nañ ko ñu parrainé ku nekk ay dëkk yow bu sa xaay jox leen jiw ñu jiw bu ñu paree état bu teg say prix plancher nga jënd ñu jaay la yow buñ la jaayee nga jël benn ci tonnage bi jaay ko Sonacos bu nekk foofu mu nekk obligation lu ñuy bind la état day bind gaay contrat ku ci nekk dëkk ñu la bàyyil di nga def contrat ak Sonacos Secom bu nekk foofu ku ci nekk di nga jaay Secom boobu minimum 500 tonnes minimum après Sonacos daw uti yow nga daw uti. mais est-ce que gisoo ne concertation su ma la déggee dafa xaw a manqué tuuti bu leen état concerté woon yéen ñi nga xam ne da ngeen nekk ci filière bi est-ce que problème yi ñuy dégg ci gerte gi yëpp doon na war a mën a ñàkk. mais lu mën a ñàkk la kañ lañ libéré exportation bi barki démb kañ lañ commencé commercialisation bi le 23 mais gerte gi le fait que muy gën a yàgg qualité bi day gën a yàqu aflatoxine bi day gën a yéeg. mais loolu état bi xamu ko. non xam nañ ko ils ont des techniciens. yu xarañ a xarañ xam nañ ko bu baax pour ne pas citer de nom parce que ay agent de l'état lañu. kaas nañ ko sax suñu kanam suñu fi tudd tuuf parce que li muy gën a yàgg gerte gi di gën a détérioré wu qualité bi di gën a yàqu bu yeggee fële buñ ko demee si bu demee quarantaine bu dellu see relation Sénégal-Chine mooy yàqu te loolu dara jar ko. autant ñu réglementé mbir yi teel ko arrangé waxtaanee ko opérateurs yi liggéey jaay Sonacos exporté li des. donc état bi daal j'ai l'impression que l'organisation dafa xaw a manqué parce que pëcc xaw bi daf ci bëri te gerte dafa bëri coow gerte chaque at mu am coow amul at bu ñuy wax c'est-à-dire avant semis yi bëri na coow jiw la su paree bëri na coow commercialisation la. yow soo doon digal état bi wala ngay digal les décideurs par rapport ak problème mu gerte lan ngay wax pour que ce problème là mu nekk dañ koy résoudre une bonne fois pour tout. mooy li ñu la wax xam nga nee nga avant ñu joxe semence coow la yooyu mooy subvention yi bu ñuy jaay coow la nañu bàyyi opérateurs yi ceux qui se réclament opérateur gérer jiw yi état génne ci loxo ñoom bu ñu paree état imposé leen ne diw ñëpp identifié wu. ku nekk ñu ne temps Sonacos soxla na exemple ok 100 000 tonnes ok yéen ñaata ngeen 100 ngeen ku nekk na ko jox 1000 tonnes c'est obligatoire ku ko deful déwén dañ lay génnee parce que état mooy joxe ordre bu ñu assuré boole ñëpp teg leen ci benn système ñii opérateur gis rek la opérateur mën nañu liggéey état. su ma la dégloo damay gis ne maa ngi dégg ne Sénégal ñàkkul liggéey parce que xëy na nit ñi ñoo xarañul wala ñoo laxasaayul pour dem liggéeyi parce que su fekkee ne dégg naa la mbëkk war na fi mën a ñàkk Sénégal. non dafa waroon am sax bay ñàkk mbëkk warul am bay ñàkk Europe ñoom buñ soxla am main-d'œuvre nañu bind état du Sénégal dajale ay nit yóbbu leen pour 2 mois 3 mois buñ liggéey dellu si waat nañ doon ay saisonniers ñu signé contrat ambassade yi ambassade Espagne bu soxla bu France bu soxlaa bu Allemagne bu soxlaa Belgique bu soxlaa ñu bind état du Sénégal ministère affaires étrangères contacté bailleurs yi gars yi waxtaan seet ay nit yoo xam dañ leen di jëlal ay contrat defal leen ay passeport yu yomb yu gàtt ñu dem liggéey dellu si waat bu ñu demee ku nekk dem ambassade présenté wu bu ñu paree dellu ambassade seen xaalis fa lay nekk ci ambassade ba bu ñu fa jógee dellu ambassade jël seen xaalis ñibbisi
boo duggee tey ci àll bi ñaata soi-disant usine lañ koy wooye mooy yu ñu xoolee gerte yi ñooñu ñaata nit la ñuy employé tey boo demee kenn dañuy liggéey suba di liggéey ngoon te doon boo demee sàngin léegi ñu ngi liggéey suba di liggéey ngoon ñi ngi xolli ñi ngi trier ñi ngi def saako yi ñee ngay peese ñi ngi ranger ci magasin yi ñaata jeunes léegi bu ñu jëloon yokkal ñooñu yeneen producteur duñ fa génnati période gerte bu jotee dëgg-dëgg doo gis laa bëri taxawal ci mbedd yi période gerte dëgg-dëgg ñëpp ñibbi nañu parce que journée 3500 c'est 100 fois rien pour nga am ko foofu te da ngay liggéey pendant minimum 5 à 6 mois. Donc il faut que état bi def politique pour mën a fixer les gens là où ils sont. Je pense que loolu ça aurait été une des mesures yoo xam ne mën na dimbali jeunes yi mën na dimbali état bi sur l'emploi. mais tey de man li ma la mën a assuré mooy ñi bokk COPEGA ñëpp te Habib Thiam dirigé leen ku ci nekk dépôt bu mu yor li muy employé seen kenn mu lox nu mu toll. man nag je me dis waxuma ñi nga xam ne ils disent ay opérateur rek loolu dama ne ñi bokk COPEGA man mu leer ma nañ fa laa bokk. ñi ci nekk ñëpp li ñuy employé nit kenn xamul nu mu toll la preuve en est que saa yu Habib Thiam génnee nga gis plus de 1000 personnes ci ginnaaw parce que ñi ngi dimbali femmes yi mag ñi nekk ci dëkk yi te mënatuñu liggéey amatuñu lu ñu def xool li gerte bi kii bi day nekk ambition ci ñoom ñu ñëw toog mu leen di captiver ñi kontaan di def dara boole ci am dara nga gis benn kër gu am 7 personnes ñëpp dañuy liggéey léegi 3500 par 7 ñaata la wala 5000 francs par 7 ñaata la loolu la ñuy gagné par jour. amul tëbal chaque jour pendant plus de 6 mois. C'est vraiment li nga wax ni solution la sur pour régler le problème de l'emploi dans ce pays là quand même. ñu ngi nekk situation bu xaw a compliqué ak Covid bi mënuñu def émission ba mu jeex te waxuñu ci lan nga ci mën a wax. ak Covid bi moom ñun Sénégal dañu yàlla dafa dogal dañoo xaw a dëgër bopp. mooy balaa ñun day maatex du maat dañ naan nañu rey ba pare fii ku nekk kenn waru la gën a bëgg sa bopp man ministre de la santé ay waa présidence gën ñoo bëgg sama bopp du ma xaar sax ñu naan ma defal mesure barrière rek ay 40 non du ma ko xaar am na fi dañ koy moytu fexe nag xam ne am na yeneen feebar ko gën a grave fi nekk ndax sibiru li muy rey Covid du ko rey cancer li muy rey Covid du ko rey accouchement yi nit ci nit jaam yi di faatu Covid du ko rey mais lii dafay fléau bu xew ñu moytu ko ndax ña waroon faatu fii ak ña waroon dem fi hôpital ñëpp dañoo boole làqatu ñee mujj di faatu fajootuñu te lépp li yooyu cause bi kon nañ ko xeex mu jóge fii ku nekk def ko sa mbiru bopp daal. Effectivement émission bi mi ngi tiré à sa fin lan nga mën a wax appel ngay def jeunes yi yow un exemple de jeune nga encore une fois réussir nga te génnoo Sénégal. ñu xam ne quand même la réussite encore n'est pas toujours tributaire du voyage n'est pas tributaire d'aller en Occident ban appel ngay def ci ñoom pour gën leen conscientiser c'est que pour leur faire savoir que la réussite est encore possible dans ce pays. waaw loolu moom dafa yomb nit ñi doo leen wax da ngeen di bàyyi ñu dem gisi parce que ñoom dañ jàpp ne Europe dafa dox ndax ñi fa jógee ay faiseurs de malin lañ yàlla ma yàlla baal ay trafiquants de personnalité lañ parce que waxuñu leen réellement li ñuy fii foofu mais ku dem fii ay Nooto dem Mboro dem fii Malika dem Bambilor dem Gorom xam ne xale yaa ngi liggéey y a combien de poulaillers là-bas y a combien de champs là-bas ñaata boo toogee Bambilor ngoon bu oto yi jógee ay Nooto ak Nioro di ñëw nga xool li fay dugg ci ndugg nu mu toll li fay dugg ci ñaata ginaar dañuy abat par jour fii Sénégal ñaata kon liggéey bi mi ngi fi li fi nekk accès ci financement yi moo jafe financement yi ñu joxe pour nit ñi liggéey moo méttee jot buñ ko yombaloon ba xale yi mën cee jot kenn dootu dem fenn. mais état bi am na politique bu mu def boo xam ne day financer les jeunes. je sais pas déggoo li ma wax kon xanaa. accès ci financement yi moo jafe mais buñ la bëggee lebal da laaj sa papa ban année la juddu ñaata teer ñaata suuf ngeen am lu ne la ñuy laaj booy dimbali it da ngay taxaw dimbali ko accompagner ko. du question dañ lay dimbali jox lu xaalis non dañ lay jox xaalis pare accompagner la bu boobaa ñu am mais mii si li nga yor heure bu ñu bëggee récupérer seen xaalis récupérer ko. est-ce que c'est pas là-bas le problème l'accompagnement. mais mooy problème bi parce que nit koo xam ne xamuloo ko mënoo ko jox xaalis wala boo ko joxee xaalis parce que ay conditions yoo xam ne on ne dit pas su ñoo nekku ci mais buñ la joxee boo demee doo rembourser
te am na keneen ku taxaw ne ko bu ñu ko joxoon mu remboursé ko xam ne taxaw na pour liggéey ñaata jeunes bu ñu jëlee exemple ay 20 jeunes boole leen financé leen benn montant boole wax benn waa ji leen di encadré état bi di fay kooku ci bénéfice bi muy am ci li muy teg ci li ñu leen lebal parce que il faut di wax ci loolu taux yi teg ci taux boobu la ñuy fay superviseur bi moom mu sàmmal leen seen alal ànd ak ñoom bu ñu matalee ñoom ñu continuer seen liggéey fale bi fii ñaata terre fi am ñaata terre moo am Sénégal ñaata suuf la ñu am prisonnier ci kaso ban njëriñ la ñu am zéro ñi nekk ñi nga xam dese na ay 6 mois 5 mois 7 mois bu ñu génnee dañuy taxawal réinsertion bu ñuy wax jaru ko c'est pas la peine nañ leen génnee ci prison yi accompagner leen yóbbu leen ci vallée bi ñu bay bu ñu bayee saa yi ñu jaayee ñu séddoo ko ñu wax état ku nekk ñu denc la sa xaalis sa peine bu jeexee booy génn am sa xaalis yow sama bi yaayee baywaat bu ñu leen yóbboo ñuy fuuta ñu bayi pataas ñii bayi dugub ñii bayi ceeb ñii bayi leneen ñu génne leen ci prison yi accompagner leen en sec rek genre prison la ba tey mais genre liberté provisoire boo xam ne c'est sous contrôle judiciaire la bu ko defee ñu jàngal la nga liggéey autosuffisance alimentaire loolu ci gën a gaaw ñiy jëndi ceeboo di jëndi ay mboqoo nañ ko bay suuf si am na fi ndox bi am na fi nit ñi am nañ fi parce que boobu obligation lay doon te buy génnee génnaal dara bu dee ko defee 1 an mu bay 1 an bu amee 4 récoltes wala 5 ci 1 an yi récolte bu nekk mu am ci 300 000 1 million 500 la kooku bu génnee day mutiwaat di mu liggéey parce que day fekk am na tuuti xaalis te jàng na métier. mais dafa am ñenn ñu ma yóbbante ci yow. nee nañu waa leen gis nañu macha allah xarañ na dañ la bëggoon nekk def candidat à la candidature de la mairie de la Médina loolu leen tontu ñooñu. non nañ ma jéggal maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp loolu moom mooy dernière chose bu may xalaat sama àdduna mooy politique loolu moom je le dis haut et fort pour être un candidat di pour dem di demander ay mairie non parce que maire boobu fa nekk ñun ñoo ko fa teg parce que ñun ñu am métier di liggéey ñoom amuñu métier ñu bëgg ñoom ñu liggéeyal ñu kon moo demee ba génn man fi ma nekk dellu ci ñoom mooy dellu naa ginnaaw man léegi nag li fi ne mooy dañ dul falati kenn dina seetaan ngay def la neex mooy bu ñu la falee dañu topp parce que maire yi li ñuy def ñun mën nañ ko il suffit gox gu nekk bu ñu déggoowee rek tey gox gu nekk bu ñu déggoowee mën liggéeyal seen bopp ndax tey maire boo fi gis majeure partie crise d'autorité la ñu am booy gas jéem a tàggu booy lii même boo bëggee defar sax dañ naan tàggu ma defar loo xam ñoom ñoo ko waroon def defuñu ko candidature maire yi moom wax dëgg neex yàlla mii bu maire rek bu conseil municipal ak bu attaché ak ñoo yëpp baax na sérieusement je suis toog rek ànd ak ñoom ci ngor ak diine nekk seen doom ñi nekk seen rak ñi nekk seen mag li ñu am bokk ak ñoom ñu ànd ak ñun ci ngor ak diine ñu ànd ak ñoom sëñ Tuubaa man maa ngi ci daara ji ba ci daara ji laa bokk parti daara ji laa bokk. lan mooy sa dernier mot. waaw di ñaanal waa Gibraltar Centenaire Médina ñëpp di ñaanal aussi sama mbokku taalibe waa daara ina la maanaay di ñaanal sama njaboot di ñaanal samay doom di ñaanal samay soxna di ñaan yàlla aussi aar ñu sàmm ñu def tawféex ci Sénégal may ñu ndam lu rëy ci lépp lu Sénégal sumb muy ci politique muy ci football mooy ci diine mooy lépp lu Sénégal ëmb te sénégalais yi jël ko bëgg ko di ko def ngir Sénégal te ñu ko jiite wala ñu koy def bañ ci jiital seen bopp yàlla nañ ci yàlla may ndam. loolu daal la ñuy ñaanal ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp leen xamal ne seen benn doom la rek boo xam ne ku xeebu la nekk benn ndongo di góorgóorlu daal pour boppam ak i njabootam ak i dëkkandoom ak i xaritam ak ñi nga xam ne nag plus particulièrement ñi may àndal di liggéey bi te boobu ba léegi bàyyiwuñu ndax réew mi tolloon na foo xam ne metti woon na waaye yàlla suturaal nañu ba romb nañ ko ñi ngi ànd ak ñëpp di liggéey ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp nuyoo ñi nga xam ne ñoo nekk sur le terrain ñi ngi ko jël teg ko ci loxo góor gi ak Omar Diop ñu jotalil ñu ko ñi nga xam ne ñi ngi nekk ci bureau bi seen nuyu waa Belel Transit ñi ngi ko jox Kala ak Saadi bu ñu jàllal ñu ko ñi nga xam ne ña ngi ca Pulaay ba seen nuyoo jox nañ ko Baara ak Laay Ja ak Laay Diop ñu jàllal ñu ko ñi nga xam ñoo nekk ci bureau Belel Travel bi seen nuyoo teg nañ ko ci loxo Fatou Pen di sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal sama waajur di ñaanal Cheikh Moustapha Mbacké ibnu Cheikh Abdoulaye Khadim Rasoul mu yàgg fi lool di leen sant yéen di leen gërëm di leen wax ne wax dëgg neex yàlla ay ndaw lañu yu bokk ak yéen gox ñi ngi seen ginnaaw heure boo leen ñu soxlaa ci li ñuy liggéey
dinañ ñaan boo ñu soxlaa rek mu yomb ñun bu ñu leen soxlaa ci li ngeen liggéey dinañ daw def ay jéego ñëw ci yéen ndax yéen kat ñëpp leen soxla ndax vraiment gis nañ fi façon site bu ne gis nañ fi façon kii bu nekk waaye tey da nga ñëw ñaan la buzz bi lii xew na lee xew na mais yéen gis nañ seen lépp yi ngi leen di topp yéen a ngi koy teg li nga xam day jëriñ réew mi li ngeen di ñaan aussi yàlla bu leen wàcc lii te li ngeen ci bëgg yàlla na leen ko yàlla defal ci barke Sëñ Tuubaa merci. mbokk yi suivre ngeen sunu entretien bi ñu amoon ak Wagane Sène mu nekk vraiment encore un jeune très déterminant parce que at yi néew nañu waaye jëf yi macha allah yàlla na ko yàlla aar sàmm ko parce que li mu def c'est pas évident c'est pas facile c'est un exemple de réussite dans ce pays donc wane na voie la jeunesse de ce pays nañu gëm ne il est encore possible de réussir dans ce pays l'important c'est de vouloir pas-pas dafa am importance nañu am pas-pas xam ne encore une fois réussite ak tukki dafa wutee du benn mu nekk encore une fois koo xam ne dafay renvoyer exemple pour beaucoup de jeunes dans ce pays ku ko déglu di nga xam ne réussite am na fi ku ko seetaan di nga xam ne réussite am na fi ku gis nu muy doxalee xam ne réussite am na fi te moom encore une fois il renvoie une réussite boo xam ne mi ngi ko def ci gëm-gëm c'est possible quand on y croit nañ ko xool topp ko ñaanal ko parce que exemple la pour plusieurs personnes bu leen fàtte nag encore une fois ngeen dem sunu page Facebook visiter ko dem sunu compte YouTube ngeen surtout abonné wu parce que encore une fois ñun site la boo xam ne site de référence la ñu bëgg a nekk te ñi ngi ci voie yi mooy luy jëriñ kese lañ fiy def ku ñu seetaan jëriñu ku ñu déglu jëriñu maa ngi leen jox rendez-vous prochainement ak beneen nit boo xam ne référence lay doon jërëjëf gars yi à la prochaine.